jërëjëf Aliou Ba mën nañoo nangu it ni loolu jiitulee di jiib noonu bàkku liggéey la li ñu tax a dajale fii ay kàngam ku nekk nag yeey ci mbaxanam mi nga xam ne laafa bi nga xam ne moom nga yor tey toog fii ngir bokk ci waxtaan wi mu am mbégte trop parce que souvent fête du travail bi nga xam ne mooy 1er mai dañuy faral di ko méngale rek ak bésu revendication wax jàmbati liggéeykat yi waaye baax na ñuy sóob waxtaan ngir gën a xam luy méngale li yitte liggéeykat yi ak luy jëmale entreprise bi nga xam ne ca la ñuy liggéeyee jëm kanam ndax léeg-léeg yitte yi woroo ba ñu yaakaar ne mënuñu leen a méngale ñu yaakaar ni boo defalee liggéeykat bi luy wàññi entreprise la boo defalee patron bi lu yokk patron bi la waaye yokkul liggéeykat yi waxtaan mën naa am ba ñu xool naka la ñuy ñoŋalee doxalin wi moo tax ma mbégte tey ñu fiy dalal nag ñett ñi nga xam ne nii ñoo seq liggéey ak fu mu mën di doon ñu jiital ci suñu doyen fii ci jotaay bi Bouba Diop Bouba enseignant chercheur à l'université dootuñ ko présenté fondateur syndicat yi nga xam ne ci gën a mag ci wàllu enseignement supérieur SAES waaye it di militant ndax moom la ñëwee sax nekkuñ ci télé waaye buñ ko gisoon day xam ni militant la ñëwee préparé wu pour dem ci manifestation Bouba Diop Bouba maa ngi lay dalal. Ablaye maa ngi lay nuyu di nuyu itam suma xarit yi suma mbokk yi nekk fii teewee ak man ci waxtaan wi ni nga ko waxee maa ngi jógee obélisque centrale yi nga xam ni noo dajalee liggéeykat yëpp ñoo nga fa dama ni leen comme suñu mbokk yore yéenekaay yi ñoo ñu woo ñu waxtaan ci mbir mi ci la bokk bon bu ma fi jógee rek dem dab leen ci fa ñu nekk ñooy añandoo itam comme ni nga ko waxee bisu mbégte la aussi xëy na métti lu am na ci waaye mbégte la itam dañu war a dajee ci benn waxtu fële ci université añandoo waxtaan seet itam xayma liggéey bi ak seet nañu dégmale ngir yëf yi gën a yaatu. boobu yëpp yaa ngi bëgg a yàq programme Sambène bi nga jàkkaarloo bi nga fi tuddee añ. Ibrahima Samb inspecteur du travail à la retraite waaye nekk consultant en ressources humaines ñu am mbégte di la fi dalal nga bind ay téere yoo xam ne dinañ ci ñëw léegi lépp jëm ci wàllu liggéey ak liggéeyukaay yi bisimilah Ibrahima Samb. jërëjëf sëñ Ablaye Cissé ñu ngi lay remercier ci invitation ci jotaay bi di remercier ñi ngi seqal jotaay bi suñu doyen Bouba Diop di enseignant à l'université de Dakar ñëpp ràññeeku dans le monde de la recherche professeur d'université la ba pare surtout ci taarix ñu xam que ci mu bokk ci ñi premier dirigeant un syndicat qui très constructif et très actif qu'on appelle le SAES di nuyu aussi suñu xarit Pape Maguette yaa ngi sax xam sama lañ ci de maa ci waroon ñëw waaye nag ma bàyyi xam ni seq na ay jotaay yu bare à travers les activités de la NDCP donc ñu ngi rafetlu jotaay bi ñu ñaan ñun ñi fi teew ak ñi koy déglu yëpp ñu jëlee ci njëriñ. Pape Maguette Diop mooy suñu ñetteelu gan moom moo fi toogal mën naa wax patron yi ndax moom mooy moo fi teewal association des professionnels des ressources humaines ñi nga xam ne ñoom la ñuy faral di joxoñ ne ñoom ñooy doxal politique gu ressources humaines yi boo déggee ressources humaines mooy jëmmal nit ci entreprise yi. Pape Maguette Diop yow yaay yor sax communication ak marketing association sénégalaise des professionnels des ressources humaines teewal leen ci jotaay bi ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay jiital ci nuyoo bi doyen bi nga xamante ne yàlla dogal na tey ñu bokk jotaay parce que daan naa ko dégg di ko suivre plaisir la partager pour toog ak moom bokk jotaay Ibrahima Samb wax na ko léegi bokk nañu jotaay ci lu bëri. yow mi nga xamante ne yaa ñu dalal it ñu ngi nawlu sa liggéey ci ni ngay gunge Sénégal et RFM nag nekk na foo xamante ne loolu rek lañ fiy séentu donc maa ngi ñëw fii ci turu ASPRH muy association sénégalaise des professionnels des ressources humaines muy tur bi léegi rek Ibrahima wax mu doon ANDCP la tuddoon waaye léegi mu tudd ASPRH may jaar si foofu rek di wax président Mbaye que mu déglu ñu ak ñi nga xamante ne ñëpp ñoo bokk ASPRH wax nga ko ñun ñooy gunge patron yi. muy
CNP muy CNES muy képp kuy patron daal ñun ñooy à la limite un peu bras droit am ci wàllu ressources humaines. xam nga bëgguma waxtaan bi nu roog ni ñu koy waxee ay dóor parce que xam nga lu tax ñii ñu fi dajale ñooy partenaires sociaux yi ci biir entreprise bu ma sañee ni ñii ñett ñi ñu fi représenté ñooy faral di waxtaan ci biir entreprise pour dialogue am pour yokkute am pour ñëpp muy militant bi syndicaliste bi inspecteur bi léeg-léeg mu ñëw seede pour àtteeg yooyu waaye ressources humaines yaa ngi nii mais waxtaan yi du demee toujours ni nga xam ne ñun noonu la ñu tàmbalee ci jàmm santé masla te yaakaar ni lépp waxtaan ba déggoo lay doon est-ce que dialogue social réalité la tey ci milieu entreprise fii ci biir Sénégal professeur Bouba Diop. waaw xam nga waxtaan wi dafa am maanaam maa ngi lay gërëm bu baax ci ni liggéey la ñuy wax mbirum liggéey nag dañu war seet sax baat bi man mii di wax yow ni ko Ibrahima waxee damay jàngale ci université te ñun xam nga li ñuy màndargal mooy lépp lu ñu bëgg a xam baat bi lu mu wënd liggéey dafa doon baat bu doy waar boo ko déggee rek ak foo mën jëm ci wolof xam ni am na lu mu war a laal ak li nga xam ni dafa géey waaw wolof yi daañ koy wax alpulaar boo dañuy wax liggi toobe da ngay seet ni boo ko waxee rek dafa am lu muy jur ak itam nu mu lay fexe ba nga nekk ko waaw ndax liggéey xam nga boo ko waxee rek dafa am ak noppalu liggéey dafa am ñaari façon bi nga xam ni yow da ngay liggéeyal sa bopp maanaam yow yaay liggéey ngir tedd waaye waxtaan wi ngay junj nag mooy booy liggéeyal jàmbur foofu la waxtaan wi ñëwee ndaxte nag booba loolu tax sax d'ailleurs ci Sénégal ci c'était histoire am na fi ñaari baat yu fi indi woon coow lu rëy rëy parti politique yi sax ñi doon tekki ci wolof nit ñii di wax daan doole ñii di wax jaay doole lan moo leen ràññale woon booba ñenn ñi dafa yaakaar ni dafa mel ne ñoom ñoo wax ni ñoom ñoo gën a nekk ci yoon wi ñii ni déet te ñaar yëpp dafa am daan sa doole mën na am yow sa bopp la ak sa njaboot ñuy daan seen doole waaye boo ne da ngay jaay sa doole bon yow mii liggéey am na ku nga xam ne mooy jariñoo liggéey kooku nag bu boobaa ci la mbirum payoor am mbirum ndàmpaay am yenn saa yi sax mu am ay fitna bu amee nag ci la ñuy ñëw seet ñan ñooy atte ndax ñi ci jal bi ñooy atte wala ndax ñeneen la ñu woo ñu atte loolu tax ñii nga woo tey Maguette ak Ibrahima daañu am itam lu am maanaa luñ ci wax loolu tax waxtaan wi am maanaa te réew nag meññal ak meññant boo bëggee mu am ñooñu ñëpp nag ku ci nekk ñu déglu la ndaxte kiy jaay sa doole dafa am kenn ki nga xam ne moom moo ñëw indi xaalis ni moom dafa bëgg a meññal ak kooku moom xam nga am na nu mu gisee ak nu muy demee yow miy liggéey itam am nga njaboot yenn saa yi sax mën na am itam nga nekk ku amul jabar waaye da ngay am yaakaar am jabar am doom bu boobaa itam liggéey bi yemul ca yow rek yow liggéey lu tax ngay liggéey xam nga dafa am téere bi nga xam ne ñoo ngi koy wane barki démb fii booboog léegi ëpp na 3 junni at la ñi jëkk nekk ay liggéeykat yi jóge wax ci àdduna Afrique la ñu jóge nit ñi dañuy yaakaar ni mbirum syndicat yi ci réew tugal yi la jóge waaye soo gisee tabax yu mag yi ci jamono Firawna waaw bind naa ko ci téere bi ñoom ñoo jëkk wax seen métit xam nga ñetti nit lañ doon wax te li ma jaaxal mooy sax dafa mel ne léegi daanaka boobu léegi dañuy wax benn dañu bëgg wér ñaar ñu bëgg am lu nga xam ni dañuy am wér-gi-yaram am lu ñu lekk am lu ñu naan ak am doole xam nga syndicaliste yi bu ñëwee dañuy wax doole ma bari doole boobu léegi ëpp na 3 junni at sunu maam yi doon liggéey loolu lañ doon wax bon liggéeykat yi ñetti mbir yooyu am na maanaam wér am doole ji lu tax ndax boo amatul doole doo liggéey ak itam fexe ba seen li ñuy liggéey mu amal leen njariñ mais Pape Maguette est-ce que du loolu moo leen boole ndax gis nga doole bi fi muy ñëwee jàpp ni dafa am ñuy ñaq am ñeneen di jariñu est-ce que mbiri entreprise noonu la war a demee maanaam ouvrier bi salarié bi prolétaire bi yaakaar ni moom mooy doole entreprise bi moom mooy doxal waaye nag bu jariñu jotee keneen mooy jariñoo koo xam ne nii xëy na nekkul ci naaj bi nekkul ci joor gi mu ngi ca jàjj ba rek toog finalement droit du travail est-ce que c'est quelque chose de figé loo xamante ni nii bu ñuy dugg ci entreprise
la ñu déggoo moom moo war a wéy wala lu ñuy war a mën a évoluer la en fonction de situation bi bu naataange amee mu law ba ñëpp jot ci. waaw xam nga suñu yaakaaree ne patron bi dafay nekk ci kër gi. ña ko yaakaar du juum parce que ki dem uti xaalis mënul nekk ci kër ne day dem uti xaalis boobu mu def investissement mais su defee investissement boobu dafa am lu mu ci séntu maanaam retour investissement waaye pour retour investissement boobu mën a am il faut que mu xool ñi nga xamante ne ñoom la mën a àndal liggéey mooy personnel boobu nag su ma leen di jël dafa am fu ma koy teg maanaam su ma la jëlee yow da ngay indi sa force de travail boobu man moom laay fay. su ma ko fayee dama koy fay ci ni ma yaakaaree ne tolluwaay bi noonu la. méngoo na ko nga wàccoo ak moom. ma wàccoo ak moom et loolu sax mooy indi li nga wax léegi mu jëm ci contrat bi nga xamante ne moom la ñuy seq mais contrat boobu aussi dafay évoluer évolution bi nag mooy indi sànq baat bi nga waxoon muy dialogue parce que dialogue boobu dafa mës a am ci entreprise moo tax travailleurs yi di am li ñu naan représentant des travailleurs et loolu inspecteurs yi sax ñoo koy superviser ba mu am parce que entreprise bu ko amul da nga nekkul ci yoon waaye mais su yoon di dox rek war nga ko am parce que am na yoon fu mu la ko imposer donc ba tax na ñun tey li am solo mooy que ne ñun ñëpp àndandoo nag nekk ci naaj bi ba nga xamante ne tey soo ma liggéeyalee nga yaakaar ne li ma la fay doyul mën nañ ko seqoo waxtaan su fekkee yaakaar nga ne mënatoo nekk ak man mais nga seeti leneen donc da ngay nekk ci naaj bi ma nekk ci naaj bi waaye soo yaakaaree ne da nga nekk yow rek ci naaj bi man may jariñu loolu njuumte la te moo indi nag problème yu bëri ci entreprise yi. mais bu doon déggoo la ci contrat ci ni mu ko waxee ci loi xëy na bu doon loolu la sax Ibrahima Samb inspecteur du travail mu neex ndax dañuy gis ni lu bari nag lu bari joxuñu ñu kenn mais lu bari xëy na tegawul sax ci ni ko charte yoon tëralee tëdd na nag ci déggoo kaay liggéey ma fay la mais xam nga ki nga xam ne ni amul pexe xëy na mën nga fa jaaree teg ko loo xam ne nii sañ ta bañ la te loolu dafa bari est-ce que loolu lu ngeen di jànkonte la yéen ci seen liggéey di ko gis mu nekk fi ak nu ñu koy dindee. jërëjëf Ablaye question bi nga posé man gis naa ci sax ñaari question yi nga posé doyen def na ci ay développement léegi maanaam dialogue social ci entreprise yi ni mu tëddee est-ce que demee na ni mu war a demee est-ce que ñëpp ñu ngi ciy gis seen bopp parce que doyen bi wax na ko liggéey dafa nekk loo xam ni ci 1er mai bii jour de fàttaliku la jour de festivité la mais aussi bis la boo xam ni jour de bilan la jour d'évaluation la travailleurs yi dañuy nattaat seen bopp ñu di entreprise yi dañuy nattaat seen bopp état bi moom tamit bi nga xam ne moo boot ñëpp dafay nattaat taxawaayam ci biir liggéey boobu moo tax cette question bi am na maanaam parce que travail boo ko xoolee maanaam liggéey ci entreprise yi dafa réalité yi dañu bare amul nekkul benn réalité homogène li nga gis entreprise bii nga gis ci beneen entreprise même bu ñu wekkee benn secteur ñi ngi ci entreprise yu mag entreprise yi am doole bien structuré bien organisé nekk ay managers yoo xam ni seen xarañ mat na ba pare aussi dirigeants yi am volonté siq ak travailleurs yi relation yu rafet aménager leen un régime salarial conforme au texte ba pare yokkal leen un régime social ba pare yokkal leen ci liñ ci waxati un régime de couverture sociale xam nga entreprise yooyu travailleurs yi nekk entreprise yu mel noonu mënoo leen méngaleeg yeneen travailleurs yi nga xam ni daañu nekk secteur yoo xam ni régime salarial ba sax mëtul par rapport ay textes yi prévoir ñu yokk ci ni amuñu sax régime social amuñu sax régime de couverture maladie bu ñu feebaree du ñu fajo amul lu ñu fajo retraite xalaatuñ ko. couverture sociale kay mëtul amul sax te boo xoolee analyse yu bare dañ naan woy yëf yi moom suñuy droit jot nañ ko waaye boo laajee ñu nekk ci benn secteur chauffeur u tata yi ban statut la ñu nekk
yéen ay journalistes yéen def nañ seen enquête di ngeen gis ni ñooñu seen régime salarial seen régime indemnitaire seen régime de couverture sociale wala ñu nekk ci ramassage yu ordures ménagères yi est-ce que mën nga ko méngaleeg régime salarial régime de couverture sociale et médicale dont bénéficie ñi nekk ci banques yi wala ñu nekk Sonatel wala sax yéen ñu nekk fii dans le monde de la presse donc régime yi ça varie d'une entreprise en une autre. ma préciser ah du militant bi mooy wax. waaye kii di wax mooy inspecteur bi. moom mi nga xam ne moo war a constater infraction yooyu yëpp. dox ci waaye Ibrahima. maa ngi ñëw tax mënul sotti. parce que mbiru institution la parce que boo wékkoo ci texte BIT yi BIT convention 81 dafa ni système d'administration du travail donc diggante entre kii liggéey ak ka koy liggéeyal seen diggante dafa am ay ak ay wareef yu nekk seen diggante dégg may liggéeyal ma lay fay te kii liggéey moom dafay seenu ca liggéey ba benn statut parce que travail xam nga lan la travail statut la travail du liggéey la booy jox pour am ci njëriñ patron bi moom tamit bi lay liggéeyloo investir alalam di ci séntu moom tamit ay dividende ak profit donc diggante boobu yoon moo ko lal parce que déjà texte BIT yi des textes fondamentaux fi ñu toll nii 1900 dañ nekk ci 2019 ren la BIT di célébrer le centenaire de la création du BIT. donc at mi waxtu yi ñu am débat bi waxtu am solo la donc daf ñu war a delloo ñu révisiter tegaat ci table bi les textes et les principes fondateurs de l'action du BIT. BIT Bureau international du travail. parce que BIT la ko tax a jóg mooy promouvoir la justice sociale donc diggante travailleur bi ak patron bi seen doole yamul mais ñu au moins ñu tëral ay règles yoo xam ne état yi nga xam ne BIT lañ bokk pour que travailleur bi nga xam ne moom moo nekk dans une position de faiblesse ay àqam ñu mën ko aménager ba mu mën ci jot pour mën a au moins liggéey ba mu jëlee ci njëriñ jëlee ci un statut social convenable statut social convenable nag boo ko gisee recherche de statut social convenable boo ko gisee travailleurs yi li ñuy xeex yëpp loolu la maanaam seen i àq ñu mën ci jot parce que àq yooyu wax naa ko léegi mbirum institution la institution nag mooy état. mais Ibrahima vraiment man bëgg naa ñu taxaw foofu parce que xam nga booy wax statut social convenable li convenir Pape Maguette mii ci dara jaam xëy na genn wàll ga convenir na ka nga xam ne moom baadoolo la ci ni ñu koy waxee te soxlawul lu bari donc statut convenable yooyu xëy na ci ay concept la mën na nekk sax mais vraiment ñu taxaw quand même ci li nga junj parce que bu ñu nee charte yi lii la tëral te doxaluñu ko jëfewuñu ko muy ñi nga xam ne ñooy liggéeyal nguur gi parce que am na ci muy ñi nga xam ne rawatina ñiy liggéeyal ci privé bi waaye léegi lu tax ba léegi mënuñu rek doxal ko mu doon yoon bu dee patron bay wàcc liggéey wàcc yoon ñu teg ko ci jubbanti ko xanaa ñun dañoo amul charte législation sociale droit du travail bay sukkandiku ci la BIT wax am nañu fi pourtant ñun loo xam ne ni mooy droit du travail te ñu war koo doxal. dëgg la man de yow laay interpeller yow mi nga xam ne vraiment. parce que yow soo ko constaté. ni nga ko waxee te dimbale woo salariés yi pour ñu jot seen i droit dina du ma xamati ñoom ci fan lañ war a jooytoo. ni nga ko waxee noonu la texte BIT wéeruwaay rek la waaye état bu mu mënti doon bokki BIT da nga am sañ-sañu yow nga teg sa charte liggéey sa biir dëkk. Sénégal loolu la am muy code du travail am code de la sécurité sociale ak texte yi nga xam ne yëpp convention collective yi te Sénégal boo ko xoolee ba ca biir suñuy texte macha allah lépp matul mais suñu texte tegu na ci yoon mais texte yi la ca nekk ci njëriñ ak i àq ñu waroon ko jébal travailleurs yi am na employeur yoo xam ne mëtal nañ ko mais employeur yu ci bare man bi ma nekkee ci liggéey bi démb ak bërki démb te it station bi noonu la demee parce que man observateur laa damay def ay liggéey de consultance au profit de certaines entreprises ba pare observateur laa damay dégg rajo yi dégg télé yi dégg ñaxtu yi donc entreprise yu bare ak
yéen travailleurs yi waroon am mëtale wuñ ko parce que texte de droit nag ak texte de loi muy domaine du travail ak bépp domaine non man mënoo ko teg rek ni respecté ko. Ibrahima xaw ma daf maa déggul wala daf maa bëggul dégg. constat bi ñun ñëpp a ko bokk. ni doxaluñu ko. doxaluñu ko. fi ma bëgg a xam mooy. léegi lu tax munul dox wala bokk sax ñu jaar ci yoon pour doxal ko parce que li ngay wax nii su amee ci entreprise jafe na trop salariés yi wala syndicats yi organisation syndicale yi ñu xeex ko ba mu jóge fa presque combat la boo xam ne du aboutir mukk lu tax. syndicat yi ñoo am na seen wàll ñu ngi koy doxal mais mbir mi mbiru état bi la état bi jumtuwaayam bi nga xam ne mooy inspection du travail administration du travail Sénégal. mais est-ce que du lim leen yilif aussi dafay xaw a. may ma ñëw keppaar gu teg seen kaw rek. may ma ñëw administration du travail. texte BIT yi daf ko jébbal benn indépendance d'action. mais Sénégal inspection du travail man li may vivre ak ñi ma jiitu suñu ay grand ak su may rakk yi nga xam ne ñu ngi ci léegi affaire bi dafa ni fàng kenn du ko jeex inspection du travail au Sénégal moyens yu as néew yu mu waroon jot pour def liggéeyam jëm ko ci entreprise yi jege leen mën def liggéeyam pour patron yi mën a jébbal seeni travailleurs seeni ak inspection du travail Sénégal moyen mësul sax mët genn wàll gi mu soxla ba mën a def liggéeyam ni nga ko sono parce que inspection du travail Sénégal man j'ai toujours fait ce constat là avec d'autres elle souffre de déficiences organisationnelles matérielles humaines financières et surtout déficit de leadership managérial moom moo ko topp ba mu kat bañ ko taxawalee indépendance ba léegi te yaakaaroon nañ ni bi ñu teniree les assises qui ont abouti à la signature du pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique en 2014, n'est-ce pas, un pacte tripartite signé par l'État, les organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs. Système bi yëpp dañ ko diagnostiqué un travail remarquable tëral pacte bi mu nekk un instrument de pilotage des relations de travail pour l'avenir, n'est-ce pas, accompagné avec une feuille de route et un plan d'action mais plan d'action boobu nu mu rafetee xalaat yu am maanaam moo ci jóge mais plan d'action bi bu ñu defoon évaluation bi ñu ngi ci 2019 2014 lañu ko tëral mais boo ko xoolee 2014 ak léegi plan d'action bi boo ko examiner évaluer ko travail d'évaluation bi war nañu ko def mais defaguñ ko ba léegi parce que Sénégal moom daañu tëral ay politique mais évaluation bi c'est toujours day manqué plan d'action boobu mesure yañ ko waroon dañ ko tëraloon buñ ko appliqué woon secteur yu bari ki travail y compris l'inspection du travail seeni moyen dina yokk goo xam ne daañu mën def liggéey bi nañ ko waroon defee ma joxe benn exemple parce que ci plan d'action boobu neewoon nañu ni convention collective yi nga xam ni mooy gouverner secteur d'activité yi nga xam ni li ci ëpp 1957 1958 59 lañ ko taxawal donc ci at yi ñu toll ay 2010 2015 2019 ak jamono gi mu changé nouvelle technologie l'apparition de jeunes avec des formations yoo xam ne macha allah at bi changé ay investisseurs yi di ñëw convention yooyu c'est totalement dépassé nga yokk ci am na secteur yoo xam ne aussi am ñu convention collective donc xam nga convention yooyu ni ñu waxoon ne daañ ko renouveler adapté ko ba léegi liggéey bi lañ gisee ne moom defuñ ko. Ibrahima xam nga boo waxee sax am na secteur yoo xam ne amuñu convention collective dafa mel ni finalement problème de riche la ndax ñi am convention collective bu fekkee ni sa constat sax mooy la ñu fa appliqué xëy na bariwul li ñu warloo ak ñoom ci àq joxuñu leen ko. te xëy na bu ñu ko jàmbatee aussi du aboutir mais du question on jette la pierre rek ci patron parce que patron bi aussi defe naa ne bu sañoon xëy na li nga xam ne ni moom la warloo ak nit ñi ñu sàmmonte ko defe naa chaîne de défaillance bi am na foo xamante ne nii quand même am na lu dox ci diggante bi loo xam ne nii doxul soo xoolee rek ci chiffres yoo xam ne am nañu ko boo gisee 17 millions de salaires 17 millions de personnes bu ñu nee 300 000 nit ci nga xam ne for nañu ko ci ay statistiques 300 000 ñoo fi am liggéey boo xam ne état sax mu ngi ciy gis boppam di ci teq impôt
waa kon ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi taaba ci dëkk bi yëpp di liggéey. informel. waaw non xam nga loolu sax weesu na informel parce que finalement doo xam sax lan la liggéey la boo xam ne nii ni muy jariñee nit ka xëy na bu taxawee xalaat ëllëgëm war na cee tiit ndax moom dana liggéey ba dee parce que bu bàyyee liggéey tey ëllëg du for ñaar dërëm te di liggéey nag ci sab ndaw ba tollu retraite sa doole jeex. yaakaar ni amoo dara loo xam ne nii yaakaar nga luñ la cotiser loo war a am defe naa loolu jar na tiit quand même ñu taxaw xool ci. bu professeur Bouba Diop. waaw Abdoulaye man dama lay gërëm ci ni nga dugalee waxtaan wi Ibrahima li mu ci wax am na maanaa damay dellu si ñetti baat yi ma wax nee naa am na booboog léegi lu mat lu ëpp ñetti junniy at sunu maam yi fi nekkoon dañ doon ñuy wax ñetti mbir dund maanaam li tubaab bi di wax sécurité wér maanaam santé ak doole reproduction de la force de travail loolu moo indi sax mbirum retraite bi ndaxte xam nga sa doole bu demee ba muy jeex te yow mënatoo liggéey te nga war dund ba léegi loolu moo indi liggéeykat yi ci àdduna ñu dem ba di xeex ci mbirum retraite bi. dinaa jël ci waat waaye lépp maanaam xam nga Maguette dafa am lu mu wax li ñuy meññal lan la foofu lay mbir mi dooree waxtaan wi damay joxe benn firnde ndax tey def naa une semaine man mi ñoom kat ñoo ma woon ni ma professeur dañu bëgg ma dimbali leen benn usine bu mag a mag ci réew mi ma def fa mooy fi ñuy defee zircon. GCO def naa fa une semaine toog di fa gis ñi fay liggéey yëpp man sax may na ma gis li nga xam ni Sénégal yu bari gis ñu ko xam nga maanaam soo gisee seen autorail bu bees bi ñoom foofu am nañu autorail bi nit ñi étudiants yi ma fa gis ñuy liggéey bare ma gis fa ñu bare zircon bi ñuy liggéey nga xam ne dafa am Ndar ba Ziguinchor. ak coow li bi ma ñëwee gis liggéey ba ni mu amee maanaa ak ni mu amee njëriñ ci réew mi ak seeguma ci pétrole beeg gaz bi Sénégal fi mu nekk tey jii parce que liggéeykat yi dafa am tey lu ñu leen sas te ñu war a jóg seet li ñuy meññal nu mu am na bés benn ministre du ma tudd turam ñu woo ko ci benn télévision ñu koy cokkaas ci mbir mi mu ni zircon daanaka kilo bi li ñu ciy am sax motul $1 maanaam téeméeri dërëm man keroog dama mer ndaxte dama ni mbir mi du ñaata nga koy jaayee mbir mi mooy lii fa nekk ci njariñ lan lañ ciy def xam nga loolu moo ëpp maanaa wax doon bon yéen kaay yéen ñekk journaliste am na lu am maanaa ngeen wax parce que zircon tey jii ku xamul ni crayon yi ngay bindee ku xamul ni ordinateur ku xamul ni avion yi mais kilo boobu yooyu yëpp da nga ci da nga yooyu yëpp ciy génn bu boobaa yow waxtaan wi yàqu na ndaxte léegi liggéeykat bi moom xamul li muy liggéey lan la looloo tax waxtaan wi dañu war a wax bu baax li ñuy meññal lan la dëgg la nag li mu wax ñiy dugal seen xaalis ñiy teg ñi nga xam ni dañuy dugal il faut que ñu waxtaan ak ñi nga xam ni ñoom ñooy meññal mbir mi ndaxte keroog dama ni leen yéen est-ce que yéen ñiy liggéey fii liggéeykat yi wax ngeen leen ñaata ngeen di am at bu nekk ci lii ngeen di jaay waaw bu boobaa xam nga payoor dañu mën a waxtaan ak ci payoor bi bu boobaa xam nga payoor dafa am am ñetti façon ñoom ñi ñoo ma ko gën a xam am na payoor bi nga xam ni noo koy gisee ku nekk benn ñaar ñett li ngay indi si la ñuy wax lii nga jàmpare am na ñi nga xam ne ci waxtu yi ngay liggéey yow Ablaye juróomi waxtu nga fi toggul dit ku nekk dafa am yenn saa yi négociation la dañu war a waxtaan payoor bi ni mu dem loolu bu amee defe naa jàmm commencé yi donc yéen kaay yi yéen ñi yore communication ak gëstukat yi am na yu ñu war a leeral ndaxte dafa am yu bari dañ koy nëbb foofu la patronat bi day nëbb yenn saa yi li mu am ci liggéey bi patron bi du ko wax bu ko waxul te liggéeykat yi yëg ko day indi coow ndaxte nit boo bëggee xam nga am na réew yi nga xam ne Japon ak yenn réew yi xaw a avancé tuuti ci mbir mi c'est que patronat bi day ñëw wax man lii lay am liggéeykat bi lii lay am ñu seet nag ni ñuy seddoo ci mbir mi yooyu moo amul foofu nag laay daaneel ndaxte li ñuy wax yamale équité ni mu ko waxee àq ak yelleef nit ki da ngay wax yow li ngay dagg ci xam nga payor man dañ may jox benn kayit ni ma buuba kat yow 1 million yi lañ lay fay waaye daanaka 500 000 rek lañ lay si jox li ci des yëpp dañ koy dagg waaw fu ñu koy dugal ak yenn saa yi duñ ko dugal man mii di wax yow dem naa Afrique du Sud benn bés ñu ni scandale bi gën a rëy ci seen réew mooy xaalis bi gouvernement bi doon dagg ndekete booba daawu ko dugal ci fa mu ko war a dugal pour ci retraité ñun waa université bii suñu salaire yi mais boo gisee bulletin bi li ñu ciy bind numéro ak li ñu ciy dagg da ngay waaru te kat dañuy wax ne boobu écrêtement la ñuy def dañ koy jox yeneen liggéeykat yi ndekete daawuñu ko jox kenn loolu ci problème la am maanaam gouvernement yenn saa yi day jël xaalis bu nga xam ni itam moom tamit
liggéeyam def ko ndaxte lii ngay laaj Ibrahima gouvernement bi ndax mi ngi def foofu laay daanee la njiit kilifa dafa war mat di jubale loolu mooy indi jàmm mooy indi màgg mooy indi yokkute waaye bu fekkee ni li ñuy meññal dañ koy nëbb coow day na am bu boobaa itam liggéeykat yi dañu kontaan bon nag wax nga dëgg mbir mi du liggéeykat yi ak ñiy dugal seen xaalis ñi nga xam ne ñooy atte toog si jal bi ñu sant leen ñuy doxal dëgg ñoo war a wax bu ñu waxul nag ci ñoom la parce que convention yi ngay wax yi amul mais gouvernement moo war a toog ni lii jaaduwul waaye bu fekkee dafa far comme ni ma la ko waxee ministre bi doon wax ni zircon bi daanaka amu ci sax $1 kooku xam nga dafa jéng parce que waxul dëgg soit xamul waaye li mu wax du loolu li mu war a wax mooy lii soo ma ci jaayee 1 kilo lan ak lan moo ci am bu boobaa rek liggéeykat bi dana kontaan patron bi kontaan nit ñi mën a ànd. Ibrahima Pape Maguette Diop consultant ressources humaines teewgal fii association sénégalaise des professionnels des ressources humaines xam nga li professeur Bouba Diop junj léegi mu jëm ci baax na ñuy wax liggéeykat bi léeg-léeg ne ko li nga liggéey daal jural na ma bénéfice bu rëy macha allah lii laa ci am xëy na déggoo ngeen ci salaire ca njëlbeen waaye dañuy gis réew yu moderne yi yi nga xam ne ci la ñuy roy lu bari évoluer nañ seen i droit ba dugal ci accord d'intéressement c'est-à-dire ñu njortu ni liggéey bi bu doxee ba dox ba wax dëgg fa yàlla am na loo xam ne war naa ko delloo liggéeykat bi ndax ci góorgóorloom la mais dañuy gis ni ci góorgóorloom bu accord d'intéressement bu ñu ko defee dina tax mu gën a làbbali gën a góorgóorlu waaye moom bu gisee ni lu mu góorgóorlu ci salaire am lay yem xëy na du ko taxaati sax sawar pour yokkal la yow employeur bi am na it yeneen i accord yoo xam ne droit yi dañ ko évoluer dugal ko ci seen i droit muy accord de participation ci loo xamante ni nii liggéeykat bi war na gis moomeelu boppam ci entreprise bi mais Pape Maguette Diop wax dëgg fa yàlla yéen ñii nga xam ne yéenay directeur ressources humaines yi jàpp ni loolu nag kii la de kii dama ko yóbbante nii rek jàpp ni lépp pour patron bi la xanaa war nañoo yaatal nag léegi. waaw xam nga professeur dafa am lu mu laaj léegi mu ne pourquoi employeur bi du wax salarié bi li muy am mais bari na Sénégal koo xamante ne su bulletin de salaire am yegsee soxnaam du xam lu nekk sa bulletin de salaire ba. te nga bàyyi waxtaanu biir néeg boobu. waaw bàyyi loolu bàyyi ko loolu waxtaanu biir néeg la. waaw non parce que relation. yéen saa ji seen loxo sa poche. kooku c'est général en Afrique. loolu waxtaanu biir néeg la. ni relation bi taxawee la mais Ibrahima dafa am lu mu wax lu am solo parce que dafa différencier secteur bi nga xamante ne structuré wul ak secteur bi nga xam ne dafa structuré. xam nga ñun secteur yi nga xamante ne dafay structuré avancé yi ñu am tey mais suñ ko xaymaa mais travailleur bi mi ngi à l'aise parce que ki lay gunge pour nga am kër xam nga kooku bokkul ak dara salaire ki nga xamante ne su màkk jotee mu xool kan lay tànn pour accompagner leen ngeen dem màkk xam nga loolu aussi dafa bokk ci rémunération kiy jël oto jox la ko defal la carburant loolu yëpp du feeñ ci bulletin de salaire bi et pourtant entreprise bi daf koy def ki nga xamante ne ay doomam travailleur doomam su ouverture jotee ñu am nuñ la taxawee su événement amee ñu am nuñ la taxawee c'est-à-dire lépp loo xamante ne si sa vie sociale dafay contribuer sa promotion sociale mais ñun employeurs yi dañ ciy taxaw et dañ ciy taxaw taxawaay bu gën a rafet te bari. mais proportion bu ndaw la parce que boo gisee chiffres yi ak statistiques yi mais da ngay waaru c'est-à-dire soo xoolee ni loolu am as comp la ci ñiy xëy ci Sénégal c'est-à-dire ñi amul dara lu ñu leen taxawoo muy ci wàllu couverture santé muy ci wàllu retraite ci wàllu prestation sociale ñoo ëpp fuuf ba li ngay wax ni lu baax la ñu taxawu salarié yi mais bu fekkee ni proportion bu ndaw la jar na ñu taxawaat xool suñu bopp. mais xam nga loolu man employeur li ma mën a wax mooy li nga xamante ne moom moo ma leer moo ma soxal mais secteur informel bi muy wax loolu problème mu état la. en fait man employeur professeur wax na ko léegi si bulletin bi lépp loo xamante ne war naa ko ak travailleur bi maa ngi koy jël di ko jox état lu ko état di def man loolu nekkatul sama obligation loolu obligation état la mais li nga parce que su ma ko deful état daal sama kaw ay redressement fiscaux yëpp dañ ma koy dóor. su ma cotisé wul IPRES su ma cotisé wul caisse de sécurité sociale dañ may attaqué
et suñ ma attaqué ay pénalité day dal sama kaw donc li ma war maa ngi koy def mais est-ce que keneen ka war a def ma ngay def na mu waree parce que environnement de travail la ñu war a reconsidérer l'environnement du travail bi nga xam ne dafa jéggi sax entreprise yi jéggi travailleurs yi parce que principe yi nga dugal léegi muy épargne et tout il y a des entreprises aujourd'hui am na ay entreprises tey ci Sénégal yoo xamante ne ñu ngi commencer def loolu dama lay yóbbu formation c'est-à-dire dama lay jël en charge sur lépp taxawu la ci lépp waaye toujours gafa moom loo ci def nit ki dina la ne doyul ndax aussi travailleur bi nga xamante ne dafay am 500 000 de salaire dem jël këru 200 000 wala 250 000 mais dafay am problème ndax 250 000 mooy 50% wu xaaju la mu gagné donc foofu aussi beneen taxaw seetlu war na fa am mais man employeur li ma war ak travailleur bi maa ngi koy def parce que su ma ko deful inspecteur du travail travailleur mën na dem joytu ci moom waaw mais inspecteur du travail na def liggéeyam su defee liggéeyam mën nañu su deful liggéeyam loolu inspecteur du travail parce que mën nañ ba yegg nag man su ma ko tooñee mën na dem ba tribunal du travail tribunal teg sama kaw ay daan man daan yooyu su fekkee dama nekk ci réew moo xam ne réewu droit la dama war a def la nga xamante ne moom laa war a def mais ñun ñu ngi fexe ci suñu biir entreprise di li ñu war ak travailleurs yi ñu koy def li nga xamante ne sax mën nañ jàpp ne waruñu ñoo ngi koy def ci instant mooy kii structuré parce que nee na tata waa tata yi. mais entre autres exemple la xam naa ne exemple yeek a bari. oui mais ñooñu Sénégal tey xëy na su ma soloon beneen mbubbu consultant bi mën naa ci wax cas yu bëri. mais loolu malheureusement man mi nga xam dirigeant d'entreprise la damay def rek li nga xamante ne moo ma war. ak nam ma waree li ci des nag wàllu état la moom la professeur wax léegi nii li su état bi jëlee impôts yi état bi war na am fu mu ko dugal su ko état bi dugalul man su sama cër ma ne état lu tax dugaloo ko foofu parce que la ma waroon def naa ko te fa laa mën a yem mënuma ko weesu loolu laa mënoon fi mu nekk wax ci loolu maintenant secteur yi nga xamante ne organisé wuñu amuñu direction ressources humaines amuñu koo xamante ne fonction bi war na ko mën a kii mais entreprise yi am yëpp fonction bi ma ngay def la nga xamante ne moom la war a def travailleur dañ leen yóbbu en formation ren ñun def nañu ak benn kii fond bi nga xam moom la état mettre en place 3FPT mais ñu def li ñu naan un plan inter-entreprise de formation depuis 2 ans 3 ans convention la ñu signé di yóbbu travailleurs yi en formation di renforcer seen compétence ñu ñuy liggéeyal en termes de motivation et dialogue bi ñuy wax mais dafa exister ci kii bi bu ci entreprise démb rek maa ngi jógee li ñu naan la journée africaine de la prévention des risques professionnels mais maa nga fa woon ak waa kees mais syndicaliste yaa ngi woon nii patronat baa ngi nii et lépp dañ koy waxtaane même convention yi muy wax mais fi mu nekk ñoo ngi dox ci naka la ñuy mën a waxtaane pour améliorer ko parce que ce dialogue. mais pas Maguette gis nga événement boobu couvrir nañ ko fii. mais wax dëgg fa yàlla c'est-à-dire léeg-léeg boo koy déglu. da nga naan xëy na fa ñu dem ak li nit ñi di dund. mais fan bokkeewul xanaa wala bokk demuñu fi ñu war a dem. parce que li ñuy gis ci wàllu sécurité dans le travail. muy ci bâtiment yi. ci construction yi. c'est-à-dire nit sax dem ci chantier solul casque yorul bot. mais dama naan ñii lan la ñu bëggal doomu aadama yi. mais man de vraiment ci sama gis-gis bu gàtt. Ablaye balaa Ibrahima côté boobu moom c'est du néant. maintenant kees ak sama xalaat la rek. mais balaa Ibrahima di jël parole. ma leeral foofu xam nga nañ bàyyi naxan. c'est-à-dire naxee mbaay bi moom vraiment. foofu moom ngeen may ma leeral. gis nga man su may yóbbu ouvrier chantier dama am obligation. protéger ko sinon taxi yi leer na. waaw mais taxi yi moom amul defe naa amul werante. mais Ibrahima fii kan nga fi gis ci chantier yi yow tamit xanaa doxantuwoo ci chantier yi. attends léegi. non attends waaw maa ngi. non attends Ibrahima balaa may. mais wala Ibrahima moo contrôlé jiwul boog inspecteur du travail mais. lu deuxième partie bi sax. foofu lay doon parce que inspecteur du travail war na léeg-léeg loolu dañ koy gis mu dem ci chantier vérifier. contrôler ña ñu fay bind sax ne leen yéen ay journalier ngeen wala lan ngeen parce que léeg-léeg nga gis ngeen ñu jox ko heure xëy heure wàcc pendant des années
ñu ne ko prestataire nga ba léegi xam nga loolu am na lu ci droit du travail wax ak yeneen dinañ ci ñëw Pape Maguette ñu taxawagum dama bëggoon foofu rek dugal benn mbir gis nga travailleur bi nga xamante ne man dama koy yóbbu chantier su ma ko protégé wul mën na ne ma liggéeyuma parce que si droit am la nekk Ibrahima kooku di wut lu mu non attends lu mu yóbbu ci kooku di daw dépense nga naan mais mais budul moom nga jël keneen merci xam nga waaw loolu kay nooteel baa ngi noonu non man dama am obligation non mais Ibrahima wax na ko léegi loi yi ñoo ma imposé man su ma lay yóbbu si chantier ma protéger maintenant ki nga xamante ne mooy dem si chantier est-ce que nekkul secteur informel en tout cas pour nous entreprises yi nga xamante ne c'est formel on respecte les textes en fait si li nga xamante ne ñun suñu kuréel loolu la ñuy doxal. xam nga bu ñu doxaloon loi sax secteur informel sax presque mën naa wax ni bu dul ki nga xam ne auto entrepreneur boobu mooy lijjanti bopp même auto entrepreneur bi sax xëy na ni ko loi doxalee dafa war a formel. ndax lu mu jaay ci réew mi ci mbedd mi sax am na loo xam ne ni taxe la war a doon parce que activité entrepreneuriale la donc bu ñu ko doxaloon secteur informel moom def naa dañu war a bàyyi sax baat boobu ndax bu ñu tegoon lépp ci yoon du baat bu war a exister. bon dinañ ñëwaat léegi xëy na dañoo progressiste ci ni ñuy xalaatee affaire yi war a gën a jëm kanam ci comité d'hygiène de sécurité yi ci biir entreprise yi pratiquement amul alors ci am na Nafissatou Sylla parce que dañuy dem sur le terrain ci exemple yi nga joxe léegi bon baax na du question damay ràcc mais xam nga fii ci kër gi ñu nekk nii démb la ñu fêté par avance 1er mai dégg naa responsable syndicalu kër gi ci boppam wax ni 95% de revendication yi nga xam ne defoon nañ ko daaw satisfaire nañ ko defe naan loolu waaw defe naa loolu waaw loolu kay taux bu satisfaisant la yokk ci promesse yi directeur général aussi dégg naa ko mu ne ci programme ci quinquennat voilà Birane Ndour ci quinquennat bi mu jëm nii ci at yi mu jëm nii programme immobilier salarié yi ñu ngi ci te avancé na defe naa yooyu ëpp aussi baax na bon ñu joxe ko exemple maintenant am na yeneen entreprise yu koy def yu formel comme ni nga ko waxee bokk nañu ci donc vive groupe Futur Média voilà Nafissatou Sylla mu ngi fii dañuy dem xooli militant wu professeur Bouba Diop Bouba à la place de l'obélisque Nafissatou ndax yaa ngi ñuy dégg waaw maa ngi lay dégg Abdoulaye Cissé. Nafi xam nga nag dañ ñemee tardé moo tax 10 heures bi xamoon nañ ni am na ñu doon ndekkeeg yooyu xam naa ni instant boobu bareeguñu fa woon. waaw fan ngeen toll ci déroulé cortège bi instant bi. waaw est-ce que ñoom sax dinañu def lii di nga xamante ne mooy marche parce que dafa mel ni tey dañu def seen strat tey yaakaaruma sax marche am fii mais ñi nga xamante ne syndicat yëpp bootu ci confédération bi ñoom ñëpp ñu ngi fii teew ku nekk di def délégation di ñëw ak say mumbaay nag tey nag daanaka du manifestation boo xamante ne dafa ànd ak réflexion c'est-à-dire ñëpp dañuy toog waxtaan autour d'un point mais instant bi daal je pense que c'est plus festif Abdoulaye Cissé que li nga xamante ne war nañu toog parce que déjà am na ku nekk ci kii bi mu ngi commencé di lire ay déclarations yu du jeex mais nopp amul pour koy mën a déglu mi ngi wax ay affaires yu am solo mais je pense que organisation bi ak ni ñu ko waxoon defee tamit du lii la ñu tàmm di gis d'habitude dañ daan marche mais ren dañaa dajalu ko fii ci place de l'obélisque syndicat yu bëri nag ci entreprise yu bëri ñëw taxaw ku nekk di brandir say pancarte tey daal toog daal dañu jël li ñu mën a remarquer leneen tamit xam naa ne sax du lu ci bees mooy travailleurs migrants yi ñoom tamit ñëw nañu bokk ci confédération bi pour di ñaxtu ci seen li nga xamante ne mooy seen i droit ñoom travailleurs migrants yi maanaam ñu jógee bitim réew ñëw di liggéey fii Sénégal ñu bëgg ñu protéger leen seen i droit Nafissatou jërëjëf professeur Bouba Diop Bouba sax mu ngi ñëw parce que moo gars yi mu ngi nii dafa équipé wu pour dem ci yëf ya ak badge officiel am mu ngi ñuy wax ni c'est vrai choix la tey ren rassemblement la ñuy def maanaam du ñu marche ak yooyu rassemblement la foofu et puis je pense que ni ko Nafissatou waxee professeur en tant militant bi lay interroger c'est-à-dire bés la boo xam ne xëy na pour la masse bésu fête la maanaam fête du travail maintenant li ci aspect revendication que yooyu defe naa ni mooy ni ko protocole bi di doxalee bu ngoonee dinañu recevoir responsable yi ak seen i délégation au niveau du palais de la République ñu joxe seen cahier de doléances parce que loolu mooy protocole traditionnel bi souvent sax dañu daan marche bu ñu demee responsable dugg joxe
président tontu ci ay discours ni mu doxee nii def naa noonu la war a doxee. waaw xam nga tey yéen a ngi déglu Nafissatou ñu ngi lay libéré ah. waaw. Voilà à tout à l'heure incha allah merci Nafi. xam nga tey bi may jógee kër gi sax dama ne suma jabar laaj na ma mu ne ma waaw yéen lu ngeen di def tey ma ne ko tey de dañuy dajale foofu waxtaan mu ne ma lu waral loolu ma ne ko xam nga itam da ngay beesal yenn saay nga daal ni tey nii laay def mais sama xel dafa dem ci France li nga xam ne dégg ngeen xam nga tey France moom tey gaa yi nga jàmm amu fa nit ñaa ngi tiit yaakaar nañu dëkk ba day tàkk. Sénégal xaw ma daal li tax bokk ma nag ci tey ñi jiite centrale yi mais ñoom ñi nga xam ni ci bi ñuy def maanaam tànn ñi ci ëppale ñoom te nekk ci centrale yi xam naa ni waxtaan nañ seen biir comme nekkuma ci biir xaw ma lu tax waaye xam naa ni adduna bi ni mu mel jaxasoo beeg ak fitna yi xëy na ñoom dañu gën a dajale seen doole ak ki nga xam ne moom la ñu waxtaan ñu mën a dajeek moom te yenn yi bañ ci jaxasoo tey xëy na looloo tax waaye xaw ma lépp nag. looloo tax li ci ëpp maanaam mooy màggal bés bi booy màggal bis nag da ngay wane sa naqar mais da ngay wane itam sa mbégte. man mii di wax yow nee naa la bu ma fi jógee maa ngay dem fële ci sunu mankaan sayes mais ay xar la ñuy rey. ay xar dañuy lekk bu baax a baax. naan waxtaan communier seetaat suñu bopp. looloo tax ñaari mbir yooyu di nga wax daf ci am man kañ li ma ci bëgg wax mooy ni nga dooree ak màggat yombalkat yi dañu war a ci mbir bis bu mel na tey nag mooy gouvernement yi ñu nekk si jal bi ñoom ñi nga xam ñoo war a njàccaar mbir mi ndaxte li tax ñu fal leen mooy ñu fexe ba jàmm am. te nag comme dafa am liggéeykat ak ñi nga xam ne ñoo yor seen xaalis. ni ñu ko waxee ñoom dafa am lu leen war xam nga li ci war dafa bari xam nga dem ak dikk xam nga patronat bi mën na wax ni man yow daal ñëwal liggéey si waaye gouvernement moo mën a fexe ba yow bu ngay jógee dem nga gaaw dem àgg kooku xam nga du patronat bi moo koy def te lii dëkkuwaay yi ni nga ko waxee léegi seen patron nee na day dimbale ci loolu. benn lu baax la loolu ak jàmm loolu buñ ko deful dama ciy jox benn firnde gis nga. si liggéeykat yi nga xam ni dañu am këyit ak ñi amul këyit mais du fépp la nag gis nga université bii ma nekk. man nekk naa médiateur juróom-ñetti at. daa ngi gis ku toog fukki at ci liggéey te mais yow man dama doon waaru sax te kat liggéeykat dañu ñëw mën leen wéy lu tax du ngeen bind dem ci inspecteur du travail ñu det bu mu ko defee xam nga ni ñeen fa indi léegi wóor na ma ne fii am na fi yooyu nag il faut que itam syndicat yi. ak liggéeykat yi tam ñu am fayda ndaxte bu fekkee yow def nga fukki at waratoo ragal dara fukki at yu nga xam ne yow amoo këyit yow yaa war a am fayda kooku kenn mënu de toutes les façons boo demee xam naa ne bu fekkee nit ñi def nañ seen liggéey yow daañu yedd ki nga xam ni moo la def liggéeyloo fukki at bu ñu gisul loolu dafay doy waar loolu tax yenn saay daal dañu war a sànq wax nga ko xam nga nit ki bu si gisul njëriñam du sawar ñaar dana dugal loxoom fu mu ko warul dugal. nit ki bu nga xam ne dara jël lu nga xam ne war ko jël waaye yaakaar naa ne boobu bu ko jëlee moo ko moom am na ñuy jël mu wax sàccu ma dama jël lu ma moom. xam nga yooyu boo bañee mu am da nga war a góorgóorlu syndicat yi nag am na lu leen war léegi wax nga dëgg liggéeykat yi ak patron yi syndicat yi dafa am syndicat patron am syndicat liggéeykat fayda nag daf ci baax waaye ak juboo liggéeykat yi war a juboo am gis-gis. tàggat ni wax nga ko léegi ñuy tàggat ñi nga xam ne dañu bokk si ñoom ndaxte bu dul loolu liggéey bi du yomb xam nga patron bi bu amee fukki syndicat yu ñëw bu boobaa dafa leen di jéem a féewale jaxasoo moom tamit sax arrangé wu ko man mi wax ak yow am na ci benn bés benn kilifa ma ni ko coono ji ngeen am du ngeen fexee ba dajale ñëpp ñi ngeen di waxtaanal benn billaay xam nga lu ma wax dafa ni ma yow booba da ñuy indil histoire yow ñun lii moo ñu arrangé mooy ñoom ñu tasaaroo. ñëw diviser pour régner waxtaan ak kii tant que ñoom ma ne ko waaw góorgóorlu leen ci loolu da ngeen xam ndax jàmm dana am ndaxte bu benn nit di gas. fukki di suul pënd ba mooy am. loolu itam nit ki dañu war a am gis-gis. conscience gouvernement bi ak patronat bi ñu am conscience ni lii mooy seen njëriñ xëy na nag c'est que mars après le taux de profit. mais patron bi bu doon sagoom comme ni ko Maguette waxee. gaa ñi bañ a xam lu bare. waaye patron bi bu bëggee.
yëf yi dox ci lu yàgg sax moom war na góorgóorlu gaa yi xam xëy na nag du ñu xam lépp ndaxte dana am toujours lu muy nëbb comme ni mu ko waxee leen jëkkër yi dañuy am li ñuy nëbb seen jabar waaye ndaw si dem defe naa muy gën di xam yenn saa yi moo gën waaw waaye nag mais sa xel bu nekkee nga am ñaareel ak ñetteel yenn saa yi doo bëgg mu xam lu bare. mais Pape Maguette Diop représenté fii association sénégalaise des professionnels des ressources humaines xam nga waaw baax na xam nga sax ci taarix dafa di dañoo tàmbale woon jóge ci gestion du personnel mooy loo xam ne liggéey ma fay la mu jeex c'est-à-dire bu weesoo juróom-ñaari waxtu yi ngay liggéey ci entreprise bi bu ñu dajee jaru sax ñuy nuyonte xamante wu ñu sequñu dara concept du évoluer ñu xam ne entreprise du loolu nit ki mën nay liggéey bu wàccee aussi xëy na xelam dal biir këram bokk na ci luy gën a avancer liggéey bi ñuy glisser seen concept yi yéen a ko créé de concept ngeen indi concept management des ressources humaines ah gis nga ñu jóge ci gestion du personnel dugg ci gestion ressources humaines ba ngeen laxasaale ci communication interne ak externe de l'entreprise mais dafa mel ni yooyu yëpp c'est-à-dire pexe yooyu bu ñu ko lalee ba tey jii ñu toll foo xamante ne nii ba léegi c'est-à-dire dal amul ci entreprise bëgguma nag nga may jukkil toujours exemple yi nga xam ne nii mu ngi dox parce que am na fi wax dëgg fa yàlla tuddal naa la léegi suñu exemple fii ci kër gi comme responsable syndicat yi ci boppam ñoo ko wax ne dal am na ci te satisfaire nañ 95% donc loolu lu jëm kanam am na ay entreprise yu mag yoo xam ne nii travailleurs yi se plaignent pas mais boo bëggee seppi peppu entreprise yooyu nga xam ne mu ngi dox te représenter lu tuuti ci ñiy xëy te di pour bokk ci productivité wi réew mi day jafe lu tax ba léegi c'est-à-dire mais daf ñuy delloowaat ci Ibrahima fi mu toll nii moo yor solution bi mais moom wane na ci tëlewu inspecteur du travail yi parce que ni ñu leen tënkee maa ngi ñëw du tëlewu tënk la mais bëgg voilà tënk bi tënk la mais du tëlewu mais pas Maguette concept yi lu tax mu évoluer te ba léegi résultat bi nga xam ne moom ngeen ci séntu pour évoluer ko bon peut-être que lawul fépp waaw en fait mënul law fépp parce que xam nga patron bu ne ak ni ngay gérer sa entreprise mais li nga xamante ne moom mooy li war mooy soo dee patron entreprise sa travailleur bi nga seqal teranga mu lay liggéeyal nga ci trouver solution di si trouver satisfaction kooku loo ko gën a jox mu gën laa apporter et ñun loolu tax sax conceptu ay management yooyu yëpp ñëw am na entreprise yoo xamante ne kii koy jiite ni mu gisee mooy influencer ni entreprise bi di doxee ki nga xamante ne yëfu informel lay def yéen a ngi ci monde de la presse mais soo comparé li xew seen biir kër ak li xew feneen bokkul lan moo ko wundu mooy ki jiite mais wax na ko léegi seen ki jiite seen kër dafa am benn wax bu am solo bu mu wax ci benn wayam nga may ma fàttali ko mi ngi koy wax ci alalu mbooloo mu ne fexeel ba wane li tax ñu wóolu la mais travailleur dafa wóolu employeur am mu ne jox ko la nga ko war a jox mais ka joxul kooku moo deful la mu war a def mais ñi nga xamante ne ñi ngi doxal yoon ñi ngi kii mais comme ni nga ko waxee ni am na brebis galeuse fu ne entreprise yooyu nag inspecteurs yi ak pouvoir public yi ñoo leen war a situation bi nekkoon ay brebis galeuse ay troupeau la waaw donc ñoom ñii ñoo leen war a gën a soññ pour ñu def li ñu war a def mooy sànq soo gisee koo xam ne mi ngi liggéey te protégé wul mais inspecteur war na wax employeur bi kii su protégé wul contrat bi dañ koy téye ba nga teg ko ci condition mu doog a mën a liggéey am na ñoo xamante dinañ ko def am na ñoo xam duñ ko def am na ñoo xamante ni mën nañ jaar ci inspecteur bi gis loo xamante ne méngoowul ak yoon mais ñu dem ci inspecteur bi kooku xëy na xaw a fàtt ay bëtam tuuti. loolu ñun mënuñu ci prononcé wu mais tant que ñoo ngi daje ci suñu biir ñun employeurs yi ñoo ngi xool luy améliorer relation de travail bi luy améliorer conditions yi mais comme nag Sénégal ku jóg créer entreprise te bari na ku créer entreprise te bokkoo ci ñun suñuy syndicat problème bi loolu la mais soo bokkee ci suñuy syndicat am na ay charte yoo xamante ne moom lañ fay doxal mais ki nga xamante ne nag dafa génn boppam ci jur gi doxal boppam
mais kooku mën na def loo xamante ne ni mu ko gisee ni mu ko xalaatee su boobaa nag suñu koy wax moom dañu ciy maase wala waali alors que bokkuñu ci parce que su bokkoon suñu kuréel am na loo xam sañu ko def mais comme bokku ci mais lu ko neex lay def léegi su boobaa nag ñu ne employeurs yi mi ngi mel ni comme ni nga ko waxee ni koo xamante ne solul équipement de protection est-ce que xam nga ne société sax warul jël prestataire de service boo xamante ne respecté wul charte lan mooy société de prestataire de service et pourtant Sénégal dañuy liggéeyloo ku ne. mais soo xasee ba tënku ci mbootaay syndicat yi parce que syndicat tey du fête du travail du pour travailleurs yi rek c'est la fête du travail la. fête du travail mooy employeur bi ak nag travailleurs yi donc suñu faire la ñun ñëpp te loolu Ibrahima wax na ko dañuy taxaw seetlu taxaw xayma xool li ñu jot a def ak li ñu jotul def ak lan la ñu mën a def pour ñu ànd ensemble parce que problème bi ñu am aujourd'hui Sénégal suñu si deful attention mooy l'avenir du travail on dépassé nañu lii yëpp ñoo ngi ci problème lan mooy ëllëgu liggéey nag et sur réflexion yooyu la ñu nekk pour xool parce que intelligence artificielle mi ngi ñëw mais les robots sont déjà là et il faut que ñooñu ñëpp ñun ñu intégrer leen pour mën a gën a ñoŋal liggéey bi ak ñu développer les services mais ñii nga xamante ne mooy inspecteur du travail Ibrahima wax na ko man de tey su ma amoon doole bi ma am danaa leen dooleel pour ak yelleef man yi ma am ak travailleur bi mu am ñu mën ko am ku mel ni médiateur bu comme professeur mën ñu dimbali pour pacte yi nga xamante ne dañ ciy ànd d'accord ci ñu mën a ko liggéey ci jàmm ak salaam muy dialogue social parce que seen entreprise def na loolu moo tax ngeen nekk ci dal mais am na yeneen entreprise yoo xamante ne suba ak ngoon ci seen wàllu liggéey gaa yaa ngi dóorante foofu mais pourquoi yéen ngeen arrivé ci loolu parce que xëy na seen style de management bi ngeen adopté moo leen koy permettre mais su fekkul woon loolu am na coow dina bari fii loolu mooy ci tënk li nga xamante ne mënoon naa ko wax am na ay ñoo xam ne bokkuñu ci ñun lu leen neex la ñuy def nu leen neex lañ koy defee mais ñi bokk ci ñun muy CNP muy CNES en tout cas yi nga xam ne organisé wu na ñu ngi wàccee wala ñu ngi fexe lu maximum possible wàcce ak seen i ak seen yelleef lu jëm seen biir travailleur moo tax doo dégg rarement ngay dégg si ñooñu seen i travailleurs ak employeurs di doorante. Ibrahima Samb inspecteur du travail à la retraite consultant ressources humaines dafa am ay cas yoo xam ne mu ngi fii ñëpp xam nañ ko donc mën nañ ko tudd cas wu ay travailleurs yoo xam ne ci nettoiement ba lañ nekkoon ama yeneen ak yeneen dossier la yoo xam parce que c'est sur la place publique xam nga loolu souvent mooy indi parce que ñëpp nee nañu bu yoon doxul nañu dem boole ji inspecteur du travail mais dañuy gis souvent lii tënk nit ñi mooy dossier balaa moo aboutir ña ca bokk yàlla def nekkatuñu fi genn wàll gi dee nañu parce que aussi def ay dossier muy def 15-20 ans sottiwul wala entreprise ba nga xam ne moo waroon fay sax liquidé nañu ko ba adresse sax amatu ko faat lépp dem na mais inspecteur du travail est-ce que souvent quand même du parce que sànq nee naa tële nga ne noo tënku la dañ ñoo tënk mais est-ce que aussi àndoo leen ci léeg-léeg lii xew rek gëmmal seen bopp parce que aussi péete wala parparloo am na ci. jërëjëf Ablaye. lu mën a nekk la quand même defe naa posé problème bu important xam nga liggéey Pape Maguette wax na ko liggéey ñaari ka seq kii liggéey lu moom yore entreprise am ak travailleur bi liggéey te ku nekk am nga njëriñ boo ci seenu ki investir moom di employeur bi moom profit moom lay seenu ci liggéey bi travailleur bi nag bi nga xam ni moom xelam wala dooleem lay joxe ci liggéey bi moom seen na ci payoor boo xam ni dina ci mën faj soxlaam bu nekkee ne entreprise sax mën nga ci yaakaar bokk ci programme accès à l'habitat am na entreprise yu bari yoo xam ne lu mel noonu mi ngi fi ak yeneen wax nga léegi intéressement comme dans beaucoup d'entreprises dans les pays occidentaux intéressement bu ngeen liggéey résultat bi dox da ngeen am 1% sous forme de prime mën na nekk 13e mois mën na nekk même ba 14e mois même fii ci Sénégal lu mel noonu am na fi participation financière au résultat de l'entreprise mais loolu boo ko xoolee mi ngi am ci entreprise yi nga xam ni ñi ngi bootu ay entreprise yoo xam ni dëkku tubaab bi la jóge
ni ko papa waxee c'est une entreprise très bien structurée bokk ci ay groupes yu mag a mag a mag du ma tudd entreprise ay ñu ngi ci secteur bancaire ñu ngi secteur des télécoms ñu ngi ci secteur yoo xam ne des secteurs porteurs mais di ëpp suñu entreprise yi seen secteur yu évolué même bu doxee résultat bi liggéey ba la muy meññ ci koom-koom patron yi nanguwuñu compte yi ñu tekk ci table yi travailleurs yi xam liggéey bi lan la jur parce que liggéey yow boo xamee ni ca nga bokk ca nañ la boole la muy jur dina la intéressé te di nga ni man lii mu nga xam ni man sama doole dugal naa ko ci bu juree fukk patron bi moom bu ci jëlee 8 yi bàyyi ñoo ñaar ñi rek xanaa fii rek déwén bu alal ji yokkoo xanaa nag dinañu mën ji léegi fukk ya mu jël juróom-ñaar ya léegi jébal ñu ñett yi ñu ci suñu bopp. donc mbir mi foofu la demee ay règle mooy tënk liggéey ay règle mooy charte liggéey mooy code du travail mais règle yooyu pas ma ko wax ne am na patron yu koy respecté mais règle en droit du travail mënu ko bàyyi rek sur la seule bonne volonté du patronat. moo tax ñu teg kuréelu inspection du travail. inspection du travail dëkk yi nekk àddina bi yëpp buñ ko taxawalee dañ ko pour saska diggante travailleur bi ak patron yi àqu liggéeykat ya mu koy vérifier di ko saytu ba patron yi di ko mëtal moo tax inspection du travail suñu texte Sénégal comme texte BIT yi dañ ni état bi daf ko war a jox jumtuwaay yu doy mu am effectif yu doy maanaam nit ñu doy man mi mu ko fàttali ko dans les en début des années 80 bi ma nekkee dugg ci métier bi Sénégal lu muy rëy cette région fi amoon cette région yi boo ko compté bu ma compté inspecteurs yi nekkoon ci région yi ak inspecteurs yi nekkoon ci ministère 12 la ñu woon 12 boole naa ci ñi nekkoon ministère du travail ak ñaar ñu nekkoon ministère de l'emploi direction de l'emploi 12 la ñu woon di nga ma ni diggante bi effectif yokku na c'est vrai mais organisation ba ka lal une inspection du travail dans par région organisation ba léegi mooy wéy te mënoo ma ni organisation boobu c'est adapté parce que Sénégal région yi yokku nañu waaw te Sénégal département yi ci bare léegi ay dañoo am taille de ville ba pare département yu bare entreprise dañu installé autour de ces départements là. donc mënoon ni travailleurs yu nekk ci département yi bu ma jëlee Richard Toll dëkk bu mag la entreprise yu mag a mag ñoo nekk autour de la périphérie de Richard Toll ba Dagana tout le département Dagana mënoon ni travailleurs yooyu nekk ci toolu agro business bi suukar si ak ñoom même ñu nekk les petites et moyennes entreprises léegi dañu bari Sénégal ak fii ci Diamniadio exemple rek lay jël te ba nekk ci Diamniadio ay entreprises yu baree nga fa léegi nga ni ñi nga dépendre ci inspecteur du travail bu nekk Dakar gii fii ci biir centre ville. am na jéego yu ñu ci def parce que am na léegi am na section yoo xam ne dañuy leen di jagleel ay zone économique jéego la mais xam naa ni li ngay jàmbat matul. service yi mënula mat service yi l'implantation au niveau régional. Ça c'est une forme d'organisation dépassée. Une administration moderne day nekk une administration de proximité jege usagers yi. administration usagers yi la fi nekkal. te administration dafay am loo xam ne bu amee proximité day am aussi proactivité. day dem ci terrain bi. mais boo nekkee Dakar mënoo chaque jour wala chaque semaine say équipe du projet tout à Diamniadio mi ma la inspection du travail ba nekk Thiès koom-koom bi nekk département de Mbour léegi moo ëpp doole koom-koom bi nekk département de Thiès. bien sûr te travailleur nekk département de Mbour inspecteur du travail ba nekk Thiès ci moom lañu aajo pour travailleur jóge ca Mbour ña nekk Nianing wala fu gën a sore foofu. ba Joal am soxla war ka tabar inspecteur du travail bi il faut ñu passe dem ba Thiès aller retour wala seen syndicat yi doxal leen ko. loolu day jafe. problème boobu problème ñu war a régler bokk des inspections de travail de proximité dans des zones fu mel na Dagana fu mel na Mbour fu mel na Diamniadio
et même ci Dakar gi inspection du travail war nañu am au moins ñett ba ñeenti inspection du travail man France danaa fa stage 1988 mais France 50 départements yi dafa am ay inspection du travail yoo xam ne samp nañ ko fa ba pare disséminer ay structures de relais dans les secteurs où il y a beaucoup d'entreprises, beaucoup de travailleurs. Mais organisation bi taxaw ni actuellement c'est une forme d'organisation à changer. ba pare moyens ñu yokk ko ba pare redéfinir li ñu naan politique du travail. yéen amagu leen syndicat xanaa parce que inspecteur am nañu syndicat. waaw mais inspecteur bi am nañu syndicat. syndicat yi ba mu taxawee ba léegi. mi ngi def lu mu mën. mais amuñu écoute. ok ministère yi ñuy dénk travail. man liggéey nag ministre yu bare 1982 ba bi may dem retraite il y a 3 ans. ba fii ñuy wax ak nii. ministre yi dénk travail yëpp ay kilifa yu mat kilifa yu baax mu am ak kenn xarma yàlla mais nag booy évaluer institution bi ngay évaluer Sénégal ba ñu taxawee ministère travail ba léegi. loolu mooy problème bi dafa mel ni travail joxuñu ko àqam. est-ce que centrale yi ñu ngi leen di jàppale. centrale yi ñoom ñi ngi def seen liggéey waaye administration moom am na doole goo xam ne moom war na mën doxal liggéeyam sans solliciter appui central. parce que administration du travail moom moo boos centrale yi moom parce que dañ ko tuddee ministère du travail et des organisations professionnelles. donc ministre travail yi jaar ñoom da nga naan nii est-ce que li ñuy xaar ci ñoom xam nañ ko waaw est-ce que ñoom bu ñu ñëwee ñu namale ministre du travail yow est-ce que di nga def état des lieux ngeen man fii ñu nga jox nii kii liggéey bii ñu nga jox nii ñoom fan la ñu toll fi ñu toll nii man lan laa ci war yokk digg naa tey jii ci suba si seen benn journaliste booba maa ngi defaru pour waajal ñëw n'est-ce pas def naa ko tudd Antoine Diouf la defe naa ni muy tër ministre du travail bi nekk en activité mu ni ko yow dañ la reconduire ci gouvernement bi Samba si waaw mu ni ko yow léegi bëggoon naa xam lan ci sa wàllu liggéey loo waroon def te defoo ko nga fa yéene def léegi comme léegi reconduire la moom tontu na tontoom wax ji teey na te ku am xalaat la. parce que nee nañu ma monsieur philosophe la. donc philosophe da ngeen mën xalaat te moom tontoom vraiment ay tontu yu rafet la mais man tontoom doyu ma parce que du tax doyu ma moom dafa ni li ñu sas muy promouvoir la justice sociale et comment ça s'appelle encore réaliser le travail décent tontuwul question bi parce que damay kii chantier yi mu fi fekk chantier yoo xam ne pacte national de stabilité sociale tëral na ko à travers sa feuille de route dafa ànd ak feuille de route ak plan d'action boobu chantier yi ci nekk bare na bare yoo xam ne mënoon na au moins mu ni chantier nangam fii lañ ci toll yeneen chantier yi koy des yóbbu la ñu fas yéene taxaw ci ay chantier yu urgent yoo xam ne ba ñu taxawalee comité de dialogue social dénk le doyen Youssou Wade boobu ba léegi chantier yooyu dañ leen identifier mais chantier yu ci ëpp bu ci jëkk mooy la révision des conventions collectives depuis 2001 ba ñu taxawee les chartes nationales sur le dialogue social samp comité national du dialogue social dénkoon ko Youssou Wade un organe tripartite employeur yi ci am ci wàll tëral yi am ci wàll chantier yooyu ba léegi ñu ngi fi ci biir pacte bii ñu tëral 2014 chantier yooyu dañ ko ci sampaat yokk ci yeneen waaw léegi boo xoolee chantier yi bare na bare goo xam ne chantier yi waxuñu ci duñ ci wax chantier yooyu defaruñu ordre de priorité convention collective nationale interprofessionnelle 1982 ba léegi ñu ci 2019 ñëpp ñu convention bi c'est obsolète les conventions des branches d'activité 1957 58 59 ak les secteurs qui n'ont pas de convention collective ñu waroon tëral un programme spécial d'urgence temps au président Wade am na benn affaire nu ñu ko tuddee ci wàllu mbay mi nu ñu ko tuddee woon. Goana moo doon nu ñu ko tuddee. grande offensive pour l'agriculture en matière sociale. Il faut une grande offensive. C'est ça. Un plan d'action loolu mooy di jàmm. d'urgence
sur 18 à 24 mois ñu négocier waat renégocier toutes ces conventions collectives là n'est-ce pas mu jàll ñu jublu ci leneen mais mënuñu depuis 3 ans on en parle révision de la convention collective nationale internationale moi j'ai été comment il s'appelle encore animateur d'un séminaire au comité du dialogue social sur ce projet de convention collective c'est en 2016 ñu ngi ci 2019 man ba samay conclusion séminaire boobu dama ni j'espère que dans 18 mois au maximum cette nouvelle convention nekk sur la table ñu jàll ci leneen mais ñi ngi ci 2019 au mois d'avril te ba léegi maa ngi dégg ci rajo yi ñu ni convention bi ba léegi signé gu ko buñ ko signé wul les autres conventions sectorielles xanaa 2025 la jëm wala 2028 te ay entreprises yi ñëw avec le pétrole le gaz n'est-ce pas duñu mënuñu toog rek ci benn espèce d'inertie ak benn immobilisme par rapport au il y a des chantiers prioritaires renégociation des conventions collectives et modernisation de l'administration du travail ñaari chantiers yooyu tant que réglé wuñ ko dañuy tourner en rond ministère du travail ministère yi chantiers yooyu ñoom ba léegi waneeguñu li ñu naan mët gu mët sëkk ñi fi jaar ñun bare nañu boo ba léegi kenn rek lay gu ci loolu ñoom daal ñi ngi gérer daal maanaam le statu quo mais chantier yooyu gisuma benn ministre boo xam ne jël na ko ndigali teg naa ko ci table bi fii léegi diir bu ma ko réglé wul jàkkaarloo leen man yow sa liggéey motaloo ko mais comme ñi ngi ci conseil boobu bu ma ko déggee ma ni xanaa léegi kay fast track ñu ni président léegi moom il doit travailler directement avec les ministres concernés ma ni président ne man mënoon xelal ministre ki nga xam moo dénk travail muy ki fi nekk mënoon nekk professeur Bouba Diop bi jàkkaarloo ak man mënoon nekk sama xarit le professeur Issa Yacoba Ndiaye bare nañu waaw Sénégal ñi fi xarañ bare nañu ay borom xam rek fi nekk ay te très grand manager ñu ci dëkk bi manager public et privé donc ki ñu dénk ministère du travail ci fast track bii man de maa ngi ñaan président charte bi ñu fi conclure pacte national sur de stabilité sociale et d'émergence économique à travers sa feuille de route et son plan d'action président na nga ko révisiter boo ko révisiter daa gis objectif yoo mën a fixé ministère du travail nga jàkkaarloo ci fast track bii mu war ci taxaw li mu laaj ci moyen yoo tamit président nga jébal ko pour que mbirum travail bi na mu waru doxee ñu doxee ko parce que inspecteurs yi ñoom dañ leen di tuumaal mu mel na ñoom ay nit ñu yaafus lañu te macha allah man ñi ma ci xam yëpp ñi ma jiitu ñu bari ñu ngi dund ñi ci génn àddina ñoo xam ne jot naa liggéeyam jot naa la xam yàlla leen baal xarañte mais ñi nekk ay jeunes la ñoo xam ne ñu xarañ école yi fii ñu bari Sénégal lañ jàng man Sénégal laa jàngee Ndar ba li université Dakar bi waaw jaar fa nu jaar école nationale d'administration jaar fa nekk administration def naa formation bi c'est pas en cause macha allah donc modèle bi inspecteurs yi c'est pas en cause inspecteurs yi ils sont engagés très bien c'est des gens très engagés yor na leen njukkal man du affaire wu courage jëmale sa kanam man liggéey naa ci biir dem liggéey dans le privé même bu ma nekkee privé gis naa ni ñi xarañ nañu engagé nañu mais moyen luñ leen jox boo leen méngalee ak yeneen administration yoo xam ni dañu am des fonctions de contrôle des vérifications de régulation et de contrôle ñoom seen moyen néew goo xam ni et ci wàllu payoor ñoom dañu am sax kersa sa ko wax ci wàllu payoor ñoom ci locomotive bi wagon ba ñu nekk méngoowul ak liggéey bi leen dëkk dimension bi ñu toll moo tax seen motivation toujours day des moo tax boo xoolee ba ci léegi Sénégal duñ def évaluation parce que boo xoolee inspecteurs yi nekk na corps boo xam ne xale yi ku ñëw boo defee 2 ans wut nga liggéey feneen Ibrahima taxawalagum foofu dafa am lu ma bëgg wax d'abord firndeel li nga wax ñu gaawal parce que waxtu bi am nañ yeneen yu ñu war a aborder di jiite syndicat bi xam naa ni sa xarit dem ci yàlla ci Alawo inspecteur du travail ñooñu daawoon nañ ñëw sax ñëw di ñu fekk si di def liggéey bu am maanaam bon li nga wax dama koy gën a dëgëral patronat bi itam ku mel na Pape Nalla bi ma nekkee dem ci yàlla si
da doon ñëw université ñu ñëw ñu seet xale yi ni ñu leen di dimbale pour que ku ci am sa diplôme ak yooyu moom dafa doon ñëw université ñuy waxtaan ak moom donc muy ci patronat bi muy ci inspecteurs yi gis nga doyen Youssou Wade itam amul dara lu mu def te daawuñu woo barki démb rek daje naa ak moom fii ci Mermoz ci wetu këram maa ngi koy wax donc innocence li man kay li ma jaaxal mooy il faut que syndicat yi ak yéen ñu waxtaan àndandoo te foofu laay wax Ablaye fi la xam nga syndicat mooy ñi bokk jëmu bokk liggéey bokk tëdd ñoom tamit nag dafa c'est que dañu war a fexe ba gën a jege leen liggéeykat yi itam mën a jàng ndaxte gis nga yaa ngi wax informel bi ñi nga xam ni dañu ñëw nekk fi jàng nag su may wax jàng mën na jàng français jàng anglais jàng arabe l'essentiel nit ki na mën a jëng liifant ijji dawal xam-xamee ñoom ñu juboo bàyyi xuloo bàyyi wujje parce que loolu itam baaxul ci liggéeykat yi ci la ñuy mën a jàkkaarloog patron bi jàkkaarloog gouvernement bi rafetlu xam nga li tax maa ngi rafetlu xam nga participation responsable bi mu fi amee ku mel na Madia dem si yàlla si ndeysaan ñun am na benn moment ñu porter plainte gouvernement bi yóbbu ko Genève parce que boobu dañu gis ni indemnité yi de logement li ñuy jox ñi nga xam ne ñoo leen jàngal université ñu bëgg ñu ëppale ñu dem ba ñu bëgg ñu jox dëgg waaye Madia booba ndeysaan nee nañu affaire bi kenn ak ngeen dëgg waaye itam il faut que ñu rafetal mbir mi bu ñu dellu si loolu tax d'ailleurs ñu inventé indemnité spéciale formation ba gouvernement bëgg ci génn ndaxte xam nañu loolu jaaduwul maanaam bëgg a jox ay magistrats yeeg ay affaires yenn ak yenn généraux yu nga xam ni daanaka waruñu ñu ëppale bi ñu demee ba génn ci loolu dafa wane ni syndicat war na itam góorgóorlu fexe ba itam ñu xam yëf yi nit ñi nga xam ni itam waruñu féewale nit ñi nit bu ñu bokkee garaat bokk affaire dañu war a bokk di fa may daaneele mooy syndicat itam dañu war a xàll yoon xam nga ñun dañoo am ay coopérative man kër gi ma dëkk syndicat bi moo xàll yooyu ba ñu am ay coopérative kër gi ma dëkk man fan syndicat bi moo ñëw négocier gis nga mutuelle am nañu mutuelle mutuelle bi itam waaye muy mutuelle muy coopérative xëy na sax yéen am ngeen ci yooyu yëpp gouvernement bi ak patron bi dañu war a jàppale syndicat yi ndaxte xam nga loo bare am mën a cotiser am cekof sa xaalis mënul doy ba nga def li ngay war a def yëpp bon loolu moo indi dialogue social bi Sénégal actuellement dialogue politique bi la ñuy wax de waaye dialogue social bi mooy tax réew mi kat itam avancé dafa am dialogue politique baax na war na am élection yi normal d'ailleurs élection yi bu normal ci parti politique yi élection centrale yi dafa war a gën a leer xam nga góom bi benn la rek parce que loolu soo gisee tam loolu tam day indi instabilité donc li ma bëgg fugg daaneele mooy daal nañu góorgóorlu ku nekk te nag ñu yamale liggéeykat yi parce que bërki dem bi may ñëw benn waaye nee na ma buba war ngeen góorgóorlu ba gouvernement bi mu appliqué li mu wax ci FNR xam nga ci dans le secteur privé dañuy jox 40% yi dañ leen yokkal ci affaire bi gouvernement bi décidé dañ ko yokk mais ba tey ba sànq waa ji nee na ma man li ba léegi FNR ñun gisaguñu dara yooyu le taux de cotisation waaw ak itam defe naa 40% yi ñu jox privé moom war na ma kayit bi ñu wane ni gouvernement bi dem d'accord na ni waa fonctionnaires yi ñu yóbbu leen 40% yi kooku defe naa bu amee dana baax ci yéen di lu dëgg ñun même ñun sax université da baax parce que gouvernement bu ñu sàgganee ba étude syndicat yi dem ba SAES xale yi daal di góorgóorlu ni léegi dañuy yokk 1 heure de travail pour revaloriser kii bi gouvernement bi tam na góorgóorlu def la mu war a def pour que ñu yomale privé ak public pour que bu boobaa ñëpp am jàmm liggéey bi mën a avancer ci réew mi donc daal yéen nag inspecteurs yi jaaraama li ngeen def defe naa il faut que ñu jàppale leen je pense que Ablaye occasion bi nga may parce que man coono ji ngay wax nii ak plaidoyer bi moo dégg man dafa daw sama yaram bi ma la déggee ngay wax dama ni vraiment ñoom tamit il faut que ñoom central ñoo lëkkaloo ñoom la liggéey yaakaar waaye ñoom ñoo gën a soxla jàppale travail bi itam gën koy jagee ndaxte itam jàngalekat la man xam naa ni moom effectivement syndicats yi centrales yi ak inspecteurs yi ak directeurs ressources humaines yi ñëpp parce que liggéey bi réew loolooy tax mu avancé bu liggéeykat yi jubóowul seen xel dal mais réew mi du dem fenn donc pétrole beeg gaz bi yëpp bu fekkee travailleurs yi jóguñu je crois que coono ji day am. dëgg sànq yaa ngi wax parce que Ibrahima yaa ngi wax sànq ministre Samba Sy ñu ngi wax ni egsi na ci seen gars yi place de l'Obélisque waaw pour saafonteeg ñoom présidente au conseil pour le dialogue social aussi Innocence Tap yegsi na fa moom tamit bon donc voilà
jarul ñuy dellu ci place Lobis parce que li ñu dese ci waxtu bareetul Pa Maguette def nañ la tour de alors man dafa am concept bu yoo xam ne ni Ibrahima Samb lii kañ la woon parce que gisuma année bi ñu ko publier alors ce livre le droit du travail et travailleurs ruraux pour l'avènement d'un travail rural décent au Sénégal xool naa année bi gisuma ko mais kii 2016 la 2016 waaw kii laa bindandoo waaw ñaari yi partenariat en droit du travail et enjeu du pacte social du pacte national de stabilité. voilà sama laaj bi moo nekkoon xam nga dañoo jëm quand même ci Sénégal bëgg nañu lépp delluwaat ci suuf si ba ñuy def ay pôle économique ci wàllu transformation parce que bëgg nañu léegi lu ñuy defaree ci réew mi balaa ñu koy exporter brut transformer ko parce que moo ëpp njëriñ ndax dina jox ay nit liggéey te defe naa ni mooy gën a doxal économie waaye xam nga travailleurs ruraux defe naa particularité bi ba léegi créé gu ñu fi statut sax ouvrier agricole fii moom defe naa ni travailleurs ruraux moom kuy liggéey ci kaw gi dafa mel ni loxo ak poos la te kooku defe naa mooy ki nga xam ne moom lañ doon junj ba ilaa yow mi dini retraite bis bu bàyyee liggéey bi cin li du tàkk waaw fan la ñuy méngalee Pape Maguette Diop représenté fi association sénégalaise des gestionnaires de ressources humaines des professionnels des ressources humaines c'est-à-dire textes yi quand même am na quand même lu ñu war a méngalewaat ak li nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi ak xeetu koom-koom yu bees yi nga xam ne am nañu ko mënuñu continuer nii rek di bàyyi ay secteurs yu lëmb naan informel parce que statistiques yi quand même c'est assez alarmant. ànd naa ak yow ci loolu nga wax te mooy li professeur wax léegi xëy na sax approche médiateur am moo tax mu waxee noonu cri de cœur bi Ibrahima indi tamit loolu la c'est-à-dire il faut que ñuy daje di waxtaanee évolution environnement du travail yaa li ñuy wax ay métiers émergents ci secteur émergent aujourd'hui ñu ngi naan capital humain ñun ñoo ngi ciy liggéey mais il faut que loolu ñu ànd ci ñun ñëpp toog xalaatandoo di yëkkatindoo di tegandoo parce que ñoo bokk réew mais relation bi ñu am muy relation de travail kenn ci ñun ku nekk war na ci gis boppam ba tax na muy lu jëm ci maintenant secteur rural bi war nañu mën a xool ban ressource humaine la ñu fa am ak ressource humaine boobu naka lañ ko war a mën a gérer bi nag mooy naka nga ko mën a jàppale ba mu mën a liggéey waaye ba mu mën a développé wu ba ëllëg ak si biir mu tedd ci mais loolu il faut que état bi ci ni ko Ibrahima waxee léegi nii indi non pas dialogue mais mu nekk concertation boo xamante ne acteurs yëpp dañ leen si woo ku ci nekk indi sa xalaat mais du ñu yem ci xalaat dañuy indi feuille de route bi mu wax léegi indi plan d'action mais ba nag teg ay jumtukaay pour saytu ko natt ko xool fan lañ ci toll loolu démarche la boo xamante ne ñun bokk suñu kuréel chaque année ñu def assise de l'entreprise chaque année ñu teg problème mu actualité yi et dañu koy tënki ci ay këyit ñi nga xam ne lañ ko war a jébbal ñoo ngi leen koy jébbal muy gouvernement bi ndax ñi ngi koy appliquer am naa yaakaar ne ñi ngi koy saytu pour xool nu ñu koy appliquer mais ñun ñu ngi liggéey ci loolu mais concertation bi nag dañ ko war a gën a élargir presse bi war na ci am wàll ñeneen ñi war nañ ci am wàll révision convention yi ni ko Ibrahima waxee yooyu yëpp dañ ko war a nekk lu ñuy tënkaat parce que mi ngi koy wax pétrole mi ngi ñëw gaz mi ngi ñëw mais réalité yi bokkatul il faut que évolution boobu ñu mën ci natt suñu bopp te ñun li nga xamante ne mooy suñu wàll jóg nañu pour lépp loo xamante ne accompagner la état bi ci mu yegg ci capital humain boobu ñu jëm ci te incha allahu chaque jour ci loolu la ñuy dox. Ibrahima dama lay bàyyi rek nga tëj parce que. voilà li ma ci bëgg mooy importance yu xam nga da nga wax ñi nekk ci mbay mi. mais napp bi gis nga. bu ñu deful attention te yi waxtaan gis nga pétrole beeg gaz bi liggéeykat yi muy indi ak ñi nga xam dañuy liggéey ci napp mi waxtaan woowu bu ñu fexul ba seen syndicat yi waxtaan ñu déggoo mais réew mi jaxasoo day am jaxasoo bu rëy parce que ñoom. les intéressés ñi nekk ndar. ndar laa dëkk. ak Kayar ñooñu. seen njëriñ ni ñu koy fexe ba sàmm ko itam. comme ni nga waxee syndicat yi itam war nañu góorgóorlu ndaxte ba ñuy créé liy indi UNSAS ak CSA. booba affaire paysans yi ngay wax maa ngi fàttaliku dans les années 90 waxtaanoon nañ ci nu ñu war a fexe ba jël en compte seen revendication ñoom béykat yi
ba ñu nekk syndicat yi xam nga y a eu plusieurs partis politiques yu jàppale sax ay syndicats paysans mais boobu ba léegi Sénégal yëpp yi daal toggaguñu ba seet képp kuy liggéey lan la ñu war a bokk ak lan la ñu war a jàppoo ndaxte dialogue boobu itam dafa am importance. Ibrahima Samb yéen xam naa du ngeen nekk sax ci xaw ma naka ngeen di représenté woo sax ci nu mu tuddati remise de cahier de doléance bi xam naa ni yéen peut-être kenn toogaloon waaye nag def naa bokk ngeen ci ñi ñu war a. bon mujjee taxaw. mën naa ni inspecteur du travail laa bëgg a wax. mën naa ni en tant que ñi nga xam ne ci biir administration du travail organisation 1er mai ñoom ñu ngi ci biir mais en tant que syndicat et en tant que moi je suis membre du syndicat je suis membre fondateur du syndicat. C'est entre les mains de nos jeunes collègues et ñi kiy def lu ñu mën mais li ma bëgg wax ci travailleurs ruraux yi. Ablaye abordé très important dama koy résumé. gis nga muy travailleurs ruraux yi. avec c'est un environnement marqué par une prédominance d'exploitation familiale. Mais à côté il y a maintenant des entreprises formelles surtout des agro-industries. des industriels. mais figurez-vous. texte bi régir secteur boobu c'est un texte qui date de 1961 donc texte yi donc dans le secteur du travail c'est un secteur de régulation. Absolument. La grande priorité nañu réviser texte yi pour les mettre pour les rendre adaptés à plat. pour les mettre à plat c'est le grand chantier du ministère du travail. Comme réviser constitution bi sax. Président na ko noté dans le cadre du fast track réviser les textes convention collective yi texte sur les travailleurs ruraux ba pare ñu moderniser administration du travail ñaari axe yooyu jox ko moyens yu doy ba pare aussi impulser un nouveau mode de management parce que lépp mu ngi ci management bi waaw bu ñu ko defee ñaari chantier bu ñu ko réglé rek réviser les textes les adapter moderniser administration du travail valoriser ressources humaines ya fa nekk nag parce que ñoom tamit seen àq war leen ko jox ba mët sëkk problème yu bare yoo xam ne mi ngi doon traîner ces 30 dernières années ñun suñu xale yi nekk administration du travail bu ñu àndee kilifa bu mat kilifa ci ministère bi chantier yooyu yëpp incha allah weer yi ci kanam at yi ci kanam dans le cadre du fast track daañu ci mën def jéego yu mag a mag en partenariat avec les syndicats d'employeurs et de travailleurs. Ibrahima Samb inspecteur du travail à la retraite consultant ressources humaines moom la ñu fi nekkaloon àndoon ci ak Pape Maguette Diop consultant ressources humaines di président commission marketing et communication bu association sénégalaise des professionnels du ressources humaines daf fi wutu si mbayeen bi Ibrahima moom xam nga waxtu ndekki la ñu tàmbale émission bi donc mënu fi woon a teew amoon mbégte nekkoon fiit ak professeur Bouba Diop Bouba wax naa ko sànq ci casquette yi dañ ci tànn rek enseignant chercheur bi wala syndicaliste bi fondateur SAES wala ONG yi le CONGAT moom lañ ko gën a xamee moo gën a fës sax waaye mu ngi ci yeneen nekkoon fiit médiateur à l'université Cheikh Anta Diop ñu leen di gërëm waxtaan bi li moo ko sababoon ñu xool lu ñuy mën a móolaat ci texte yi defe naa ni jàmbati syndicat yi bésu 1er mai ñoom la woon waaye administration du travail ndekete yow moo ëpp ay problème